alors tey dañ fi tase woon ci cadre coalition Yewwi Askan Wi bu Yène pour réunion pour ñu mën a taxawal suñu commission yi samedi bi passé ñëwoon nañ fi ba alors fal coordonnateur adjoint ak président wu ñeenti commission yi ak benn vice-président wu commission bu ñu joxoon PUR. Donc pour rappel amoon commission d'investiture, opération électorale ak communication ak moyens logistique. Alors commission investiture yi Mousso Gui Thiandoum bu Bés Du Ñakk moo ko jiite. Commission opération électorale Mohamed Gueye bu Pastef moo ko jiite. Commission communication Baye Jali Faye bu FDS moo ko jiite. Commission moyens logistique Lay Diouf bu RPR Déthié Fall moo ko jiite. Kii itam commission opération électorale defoon nañu Adama Seck bu PUR comme adjoint. Adjoint coordonnateur Idi Ndaw bu Taxawu Sénégal la. Coordination bi man mii la defoon coordonnateur. Premier point, mise en place su commission yi. Deuxième point yi ñu def que information et divers baax na noonu. Donc assemblée bi adopté na ordre du jour boobu. Alors bu ko defee ñu jublu tout de suite ci commission yi. ñu fekk sañu ci d'accord. woo naa yeneen i responsable peut-être jarul tellement ñu fésal loolu fii. mais ñu ngi am yaakaar pour commission pour mouvement bi ubbeeku ba nga xamante ne ku ne dina ñëw bokk ci dynamique boobu la ñu mouvement bi Y'en Dialaw mieux autrement rejoindre ñoom fësal nañ ne léegi désormais bokk nañ ci biir coalition bi. Voilà maintenant Mohamed dañu bëggoon jàll def un premier point. Le premier point ñun li ñu proposé woon mooy ñu def installation. bu ñu defee comité électoral communal bi dafa laaj commission bu nekk lu ko toll ci ñeenti commission muy commission des opérations électorales commission communication matériel logistique ak yaakaar naa investiture. dañ ko war a élargir avec des membres simples yu am profil yoo xam ne nii mën nañu apporter carrément ci directeur de politique bi ci loolu yaakaar naa formation yi ci nekk. ku nekk da nga war a indi say éléments donc moo tax déjà je me disais est-ce que salle bi sax war na mën a contenir nit ñi. loolu muy beneen problème te ñëpp ñëwaguñu yaakaar naa Pastef ñu ci ëpp ñëwaguñu sax. waaw ñu signé ne ñoom léegi ci coalition Yewwi la ñu bokk d'accord donc li ñuy defati mënatul il faut que ñu li tubaab di wax formaliser maanaam nu daganal ka. in wane ne nii la ñu àndee léegi loolu lañ doon def samedi bi passé dimanche bi passé loolu la ñu jeexal tey bon pour ñenn ñi surtout waa kër waa bokk xalaat yi nii bu leen am lu leen réer xam nga boo wootee nga ne nañu ubbeeku ne ñëpp a ñëw d'accord fii. loolu Bicco laa koy xaw a tontu tuuti dafa ma interpellé woon mu ne ma dafa gis ñu bind benn waay mu ne candidat à la candidature bu PUR la mu woo ma mu ne ma mais man comprendre ma sa coalition bi nu muy doxee ma ne ko Bicco coalition bi moomu ma ka coalition bi benn baat la ma fa am Bés Du Ñakk am fa benn baat Pastef am fa benn baat PUR am fa benn baat ñun ñëpp dañu ci bokk yem fii coalition la ba nga xamante ne bu démocratique la bu ñëpp yem ñun ñëpp kenn ku nekk ci ñun
benn cër nga fi am du coalition Ahmed du coalition Mohamed du coalition Mossogi ala coalition baa xamante ne ñun ñëpp ñun noo ko bokk nii nu ko bokkee noonu la nanu si amee ay sañ-sañ kenn ku nekk si ñun fii sañ na jog mu ni dama yaakaar ne man bu ñu ma jiitalee man na maa gagné élection yi la ñëw i nekk maire loolu kenn mënu kaa tere kenn du dëgg waaye ñun li ñuy jéem a fexe mooy dañu bëgg dajale dañu ànd benn kàddu nuru na ne ñi ëpp si ñun ñoo bokk fu ñu jëm ñoo bokk benn kàddu waaye mënuloo ne nii la ñu gisee ñii si des ñëpp nii ñu gisee la ñu war a gisee lii rekk la mais am nañu yaakaar ne li ñuy def fii yeen fii daanaka amul fenn fii coow amu fi benn xëccoo amu fi parce que itam ay wax ak bind kayit yomb na waaye nun baañ ka ñëw yeen nun suñu biir nun ñëpp xamante nañu fii benn coow du am yeen du fi mas a am ma bëgg dalal seenam xel si loolu nun xëccoowunu nun lenn képp moo nu ñor moo la naka la noo def ba lii fi nekk nu jële ko fi indi fi laa xamante ne la gën a yéwén la gën a baax si nit ñi la ndax nu yéene bépp nekkul ne dañu am fixation ne nan nu ba subaa dama bëgg maire bi yeen pour ba subaa une fal ma nekk ministre bëgg a nekk ab ministre ça ne se décide pas loolu la moo wax sànq ma ne ab ministre baa ko bëggee nekk ça se décrète président de la république moo la def ab décret ne diw def na ma comme ministre mais décider ne ba ma nekkee ministre ba ma nekkee maire din ma jaar nii i décider ne damaa nekk ministre ça ne se décide pas ça se décrète ñun amuñu benn mébét si li noo def nii la dul aar Jalaaw mu jiitu loo boobu ba léegi nu nga aar Jalaaw dimbali nuy mbokk teg dëkk bi si njub yërëm jigéen ñi dimbali gune yi lii kese moo la ñu yéene si dëkk bi amul beneen ab yéene maintenant ka am beneen bëgg-bëgg baa bëggee ànd ak ñun dina xaw a jafeñ tuuti bon wax ji jarul la guddal parce que léegi tey nu kile man loolu la ma amoon si information gars yi dinañu dem léegi une déposé yi ñaa déposé ñun li ñu bëgg mooy démocratie dañ koy commencer si ñun suñu biir ba pare suñu démarche dafa war a nekk une démarche inclusive et participative ñëpp lañ ci war a boole ku nekk daf ci war a gis boppam bu ko defee lii ñuy liggéey dina jëm sa kanam parce que ku nekk daf ciy dugal loxoom ku nekk daf ciy wax xalaatam ku nekk daf ciy def loolu mooy li nga xam ne moom lañ ñuy xaar ci lii nga xam ne ñun moom la ñu def tey tëral ko mu rafet trop coalition Yewwi Askan Wi yeen ñëw taxawal comité communal am taxawal ay commission dugal ci membres yi nga xam ne ñoom ñoo représenté tous les partis signataires yi nekk au niveau de yeen mais aussi ñu ngi continuer di demander ñeneen ñi nga xamante ne ay mouvement lañu ay acteurs société civile lañu ay partis politiques lañu ñu ngi leen di tàllal suñu loxo parce que encore une fois yeen moom moo soxla ay doomam yëpp dajaloo nekk benn pour jëme yeen ci kanam bu ko defee ñii nga xamante ne ñu ngi leen di xaar te ñëwaguñu ñu ngi leen di wax it ñoom nañu accélérer ñëw fekk sañu parce que fii la dëgg gi nekk fii la doomu Jalaaw yi nga xam ne seen loxo dafa set wecc nekk fii la doomu Jalaaw yi nga xamante ne dañu am compétence fii la ñu nekk doomu Jalaaw yi nga xam ne dañu am savoir vivre fii la ñu nekk doomu Jalaaw yi am savoir faire fii la ñu nekk doomu Jalaaw yi am savoir être fii la ñu nekk bon ñu ngi lancer encore un appel pressant à toutes les forces vives de Jalaaw ñu ñëw dugg ci coalition bi bu ëllëgee ñu dem aux élections gagné ko jël maire bi fexe ba waa Jalaaw dund bu neex dund gu rafet gis seen bopp ci li nga xamante ne moom mooy gestion mairie ak gestion municipalité lu nga xamante ne ñëpp ñoo siy gis seen bopp waaye du nekk lu nga xam ne pour benn nit la ay ñoñam mais pour ñun ñëpp askan wi lay doon loolu daal lañ si bëggoon a wax di leen sant encore une fois di leen gërëm ci teewaay bi ak rafetaayu liggéey bi merci beaucoup. salaamaaleykum ñuy nuyu ñëpp seen tur ak seen sant
ndaje bi tey dafay dalal xel ndax yaakaar naa ci département de Rufisque yëpp ñun ñoo réussir lu kenn réussirul loolu daa am lu ñu ci war a jàng mooy tey yenn moo doyal ci incompétence ak tële ñi ñu jiite. ci loolu yaakaar naa parti yi fi nekk yëpp nangu nañ wax ci benn kàddu ndaxte ci politique ak ñi ko xam jamono ji ñu toll nii ci xëccoo la waroon nekk ak pëccëxoo kenn gisu fi xëccoo kenn gisu fi pëccëxoo ci ñaari réunion def nañu bureau bi yëpp ba mu jeex te baatu kenn jógul te kenn tamit jàppul ne moo gën a yelloo benn poste ndax ñun ñëpp xam nañu li gën a important ci ndaje bi li gën a important mooy déjjati guy gi fi nekk lor ñu sonal ñu par son incompétence et que loolu dafa laaj doomu yéen yëpp taxaw ci occasion boobu nag ma ciy profité lancer un vibrant appel képp koo xam ne ni doomu yéen nga bépp mouvement bu fi nekk mouvement de jeunes mouvement de femmes mouvement de troisième âge tey ñu ñëw féete fi nga xamante ne fa la kàddu population bi nekk te kàddu bi mooy tey ñi nga xamante ne yéen rek a leen tax a jóg kàddu gi mooy ñun ñi nga xamante ne amuñu benn intérêt personnel ñun ñi nga xamante ne saaxewuñu suufu yéen saaxewuñu alalu yéen sacrifié wuñu avenir suñuy doom loolu nag bu dee moo ñu yëngal moo waral tey ji ñu wane misaal nekk ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñun ñëpp ay doomu yéen lañ doomu jalaaw lañ moo tax kenn xëccoowul kenn neewul maa gën a yelloo quoi que ce soit loolu muy signal bu fort Yewwi Askan Wi nag xëy na tur la boo xam ne nii fañ ko tànnee sax ñoom xamuñu ko ñun ñoo soxla yeewi ñun ñoo soxla ku ñu yeewi ndax lu ëpp fukki at ñaar fukki at benn nit di bumi kooku yaakaar naa daf ñoo jàppee jaam ndax ku incompétent boo mënulee moom bu doon gor dafa waroon bàyyil sax boppam comme defu ko itam dafa soxla tey ñu dem déjjati ko yeewi suñu bopp. ma indiwaat beneen éclaircissement muy tey Yewwi Askan Wi muy coalition boo xam ne ni ñun parti yëpp ñoo ko signé muy waa Pastef ak yeneen parti yi ñëpp am ci wàll amul xàjji ak seen képp ku ñu xam ne ni nag moo koy jiite wala ñàkk ko jiite loolu yaakaar naa nekkul moo gën a am importance à l'heure actuelle ndax jiit amul solo ñay ànd ak moom ñoo am solo. équipe bi nga xamante ne ñooy ànd ak maire ñoo am solo je le répète encore ndax ñu ko accompagner ñu am xam-xam bi mu toll moo naam day mujjee doon a buur te loolu la ñuy bañ ci yéen yaakaar naa am nañ ci misaal déjà koo xam ne ni day wax moom kesey wax moom kesey xam kenn ñemewul ne déet loolu nag day jeex a gasi ñu ngi leen di sant di leen gërëm lool yaakaar naa fépp itam ci coalition bi dinañu xool exemple bi xew biir yéen que ñu monter bureau kenn du xëccoo te dinañ génnee suñu candidat tamit ci nii te kenn du dégg xëccoo ba incha allah 23 janvier ñu déjati góor gi 6 falu jërë ngeen jëf. donc ñu xam ne dans toute chose dans toute révolution dans tout changement jeunesse bi moom moo ko war a porter et je pense que jeunesse yéen laay woo lutte bi seen lutte la. olof yi nee nañu xaw ma mbéju kanam borom a koy fajal boppam je pense que il est temps qu'on soit conscient que ñi fi nekk faale ñu yëguñu taluñ ñu sax je pense que ñun ñoo war a porter changement boobu et man yéen laay tàllal sama loxo ñu jàppoo ñu bàyyi affaire partisane ak affaire caaxaan yi naan gars yi dañoo am ak jot ak loolu non jot gi ñun ñëpp war a am jot pour dem voter dindi fi ñi fi nekk parce que ils n'ont rien servi à yéen rien du tout rien 19 ans ça suffit largement loolu laa man je vous appelle ñun ñëpp au 23 janvier ñu apporter un changement boo xam ne une victoire large et éclatante au nom du développement de Yène maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam. fi nekk it man dama xam ne ñi ma fekkee liggéey rek la ñu xam moo tax man bu fekkee ne ay caaxaan rek la du ma fi yëg du ma sax xalaat a jóg di yëg samay tànk mais dama xam ne lii ñor naña te liggéey moo ñu tax a jóg man nag dañ ma jóg ànd ak ñoom liggéey
parce que yéen nu gi yéen la nun noo ko mën a defaral ni boppa te lii ñu fi gis nii wax dëgg yàlla ah li ma gis fii nii dal na ma am xel de man nag ma la ñaan yàlla nun lu jàppoo gii yàlla may nu kàttan nga nu fi jële ñii fi nekk kàttan nga yàlla kàttan googu moom la noo ñaan yàlla yàlla nañu ko yàlla may franchement maire bi ah ñoo ngi si maire bi de mais ah liggéey bi moom doy na waar trop doy na waar nun da doo ñaan yàlla nag yàlla jëlal ñu fi ñoo nun nu ñëw in liggéey fi waa Jalaaw gépp ndax loolu liggéey moo nu ñor ka la wootab ka liggéey ka nekk nag ah baa nu wasu woy rek ñun fekkal si ba fekkee ne nag ay caaxaan la ah wax dëgg yàlla mooy loolu ma amoon la maa wax wasalaam. seen dignité ngeen respecté ko suñu toogee fii di leen toppa fu ngeen jëm nu ànd ak yéen fu nu nekk si dëkk bi di wax si yéen pour uniquement population bi mën leen voter ça fait ñi nekk fi pendant des années comme kii ni mu ko waxee ñoo jóge fi donc de retour war ngeen na former benn bloc ba kenn mën leen a mënal dara toog ba 1 heure du matin fëgg seen i bunta na leen 5 millions gi ni 10 millions gi ni bu ngeen ko defulee nag ñoo fi nekkat góor gi lii la kii wax lii la Alassane Ndiaye wax rek laa lay waxat bu ngeen formé wulee ñii bu ngeen doon voté ñoom pendant des années ñoo leen di battre ils sont capables de tout de masoo gi ndiir mën nag xaw ma yeneen leaders yi quoi mais ngir yàlla yonente ba dimbali leen ni lu mënta am nag lu nu fi dal da leen leer na yéen la te bu boobaa du leen ko baal àddina du leen ko baal àllaahi wasalaam